dal leen ak jàmm ci xibaar yi juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi ni tuuti ñu indi ay faram-fàccee ci li gën a fës ci xibaar yi. bokk na ca candidat yi demoon ci élection présidentielle te ñu daanoon leen di Idrissa Seck maître Madické Niang ak kii di El Hadji Issa Sall nee nañu dinañu àndandoo ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di Malick Gakou Pape Diop ak Hadjibou Soumaré tëral ak kuréel goo xam ne nii dañ ko mën a defante ak nguur gi ñoo ngi cay waxtaan waa LD Debout ñoom tamit yàq lu mel ni xamee nguuruk Macky Sall nee nañu lii di cour de répression de l'enrichissement illicite ab espace la boo xam ne nii dañ cay mën a jàpp ay otage politique daa ngeen leen dégg ci biir xibaar yi ci jamono jooju collectif mouvement citoyen yi nekk ci Sénégal ak yi nekk ci Guinée daje ñoom nee nañu seen doxub ñaxtu bi ñu fas yéene amal ñaari fan ci weeru novembre préfet ba joxe ci autorisation wala ñàkk ko cee joxe dinañ ko amal fii ci biir réew mi daa ngeen leen dégg Omar Mbow moom fa nekkoon wax lu soxal mbirum juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay agent yi lijjanti lépp lu jëm ci wàllug tonni mbalit ma ak defar tali ya fële ca Louga ñoom dañoo mer ba futt jëmle ca kilifa ya lañ ne ñoom sax bañuñu ci ba defante ko ak ñoom daañ ci ànd ak kii di Abraham Paul Pouy tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior la cay gën a fës di génération foot mi nga xam ni éliminé nañ ko ci Ligue africaine des champions dina ca bokk tamit tour du web ñu ànd ceeg Jo Maron bonne santé quartier vert ak gan gi di Lamine Ba di directeur environnement des affaires ca APIX mu seq waxtaan ak Pape Bes Diba. Ndati Diop. Assane Diouf moo nekk ci machine bi niñ koy dooree moom moo di ab néewub benn doomu aadama boo xam ne ni daal dañu ko seppee ci fi nga xam ne rek moom moo di dexuk Gàmbi gi fa nekk ca wetu Wassa ca Kédougou sapeur pompier yi ñoom ñoo def lu ni mel kenn ku fekkee mbir ma naka la tëddee ñu koy wax Abdoulaye Faye lañ ci déglu ci micro Ibrahima Diame. ñun dañu jógee ci ginnaaw dex bi waaw ñëw ba ci digg dex bi def ni gis ko biñ ko gisee après ñu jël suñu gaal bi dem ba ci wetam waaw biñ demee ba ci wetam ci lañ xam ne lii nit la après ma dal def noonu woo waa pompier waaw dee na de waaw dee na moom. est-ce que lu mel ni daf fi faral di am. waaw daf fi am de waaw bari na lool sax ndax weer bi soo seetloo diggante ñaari weer yi lu mat ñetti koor daal man leer na ma ne am na. mais est-ce que dañu faral di am ay gilet yooyu. non amuñu ay gilet demoon nañ daaw ci maire bi ndax daaw dañu toog bañ tey suñu gaal yi léegi foofa lañ yendu ba ngoon waaw ñu taqale ay quelques gilets yooyu jox ñu waaw yooyu noonu soo seetloo ay occasion la baaxuñ. mu nekkoon témoignage kenn ci ku fekkee mbir moomu naka la demee dañuy dem ba ca Louga foofa lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom yu agent yu fonds d'entretien routier autonome ñu leen di wax FERA ñoom ñoo mer ba fut jëmle ca mairie ba ñu ni juróomi weeru salaire lañ leen yoreel ñoom nag nee nañ loola payoor bu ci amul daañu leen dégg ñu dem ba Louga fekki fa Abraham Paul Pouy. liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci FERA nag te di tonni suuf si ci tali yi. ñoom mer ba fut la ñu def lu ñu bëgg mooy ñu fay leen juróomi weer yi nga xam ne ameel nañ leen ko Binta Silla. juróomi weer yàlla ñu ameel ñu ko toog duñu xool wax dëgg yàlla metti na nag dañ ñëw liggéeyloo yoreel ñu suñu xaalis nan ñu fay suñu xaalis doomi toppatoo wuñu leen ñu war a jàngi amuñu lu leen inscrire war leen a jëndal fourniture amuñu ko war leen a utal tubéy wala daal buñ jàng jee amuñu ko fees dell ki bor. ak waxtaan bi nga xam ne amal nañ ko taskatu xibaar yi liggéeykat yi nag yaakaar ne maire bi Moustapha Diop dina jël ay dogal nag dossier bi gën a mën a avancer ngir ñu mën leen a fay Gora Gueye. li ñu war a dem nañ fa li ñu war a wax jox nañ ko Moustapha Diop ñi mu teg ci maire bi ku si nekk wax nañoo ak yow heure bu ñu leen waxee ñoo ngi si la ñuy wax ñoo ngi si ba kañ ñoo ngi si nag bu dul jeex danoo sonn si loolu. ñu wax ak ñoom ba joxañ leen baaraamu tuuma mairie bu Louga nag di weddi lépp Madické moom mooy secrétaire municipal bi lee. ñooñu faywuñu ci biir mairie bi ñooñu FERA moo leen di fay depuis Dakar te ñoo leen di fay directement ci seen portable ñu dem seen bopp Orange Money ñu dem fayu ko ku ci nekk sa numéro téléphone foofu nga jotee message nga dem fayu sa salaire. liggéeykatu FERA yi nekk ci Louga nag te di tonni suuf si ci kaw tali bi ñoom nag ñuy yëglu te di xamle ne fii ak ay bés suñu leen fayul seen xaalis dinañu gën a yëngalaat ñu dugal loxo ci poos te mun leen a jox seeni koppar mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga
rajo Futur Média. jóge Louga yegg ba Saloum ca Kaolack foofu moom ak yenn cas d'agression yeeg ñàkku kaaraange nga xam ni moom moo fay am ak cambriolage tax na yii di kilifa ya samp ay caméra de surveillance foofa ca mbedd ya loolu nag tax askan wa yaakaar ni dina wàññi lool ñàkku kaaraange gu fës ga fa amoon Ibrahima Diame. caméra de surveillance yi di soog a yegsi ci biir commune bu Kaolack am na ay mbedd yoo xamante ne installé nañ leen ba noppi ay équipe agence informatique de l'État di ADIE ñoo ngi kon ci liggéey bi di dox ci bërëb yi gën a sensible ngir samp leen Ndongomar moom mooy chef d'équipe bi. xam nga lii moom du dem añi du dem reer yi moom fii rek lay nekk tant que naaj baa ngi fi moom chaque jour day fonctionné wu quoi. ñan lay surveiller nii. maanaam kaaraange day guuyu yeeg oto yi ñuy def malfaçon yi xam nga. loolu daal la fiy jëriñ daal te li ñuy filmer yëpp après maanaam day dem ministre de l'intérieur daal. waaw police lépp dañ koy gis. waaw après dañuy ñëw xool li mu filmer wala. non moom direct lañ koy gis direct. fi mu ne nii problème bu amoon fii. waaw da ngay naan bërëb sangam amoon na xeex foofu wala da ngay dem police boo gën a jege rek gars yi détecté foofu génneel la waaj facilement taf koy ñu génneel la. mu doon nag système de surveillance boo xam ne ñu bëri ci askan wi ñu jot a laaj rafetlu nañ ko bu baax a baax Cheikh Samb jàpp ne lii kon dana tax ay délinquants yu bëri xoolaat seeni doxalin. am na solo wax dëgg yàlla parce que dina tax ñaawteef yi gars yi di def ci mbedd meeg yooyu xaw a wàññeeku. muy guddi muy bëccëg caméra yi nag dañuy filmer Cheikh Diop jàpp ne kon loolu dal na xel lool. parce que temps yi passé gis nga parfois kat yu doon toj affaire si biir dëkk bi suñu gisee genre mel nii vraiment duñ ko def suñu xamee ne am na loo xam ne nii suñ ko defee peut-être ñu feeñ suñ ko doon def duñ ko def peut-être ñu ko def si àll ba moo xam ne nii peut-être foofu amul benn caméra de surveillance. bu ñu sukkandikoo ci technicien yi la installation yi nag dañ leen di connecté directement ak benn centrale bu nga xamante ni muy police muy waa gendarmerie daañu mën di surveiller lépp lu ñaaw loo xamante ni day xew si mbedd mi Ibrahima Diame Kaolack rajo Futur Média. RFM rajo askan wi. ñu yëngatu ci wàllu politique nekk ci wàllu kujje ki rawatina candidat ya nga xam ni dañoo detteelu woon ci élection présidentielle bële weesu di Idrissa Seck Issa Sall ak Madické Niang ak ñeneen ci seeni farandoo ku ci demee ni Pape Diop Malick Gakou ak Hadjibou Soumaré daje nañu nee nañu ñoo ngay waxtaan la ñu bëgg moom moo di taxawal ab cadre boo xam ne nii dina fas yéene jaamaarloo ko nguur gi ngir mu sàmmoo ko régler jafe-jafe ya askan wi dañ cay déglu kenn ca ñoom yoroon seen kàddu di Issa Sall ci jokkoom ci téléphone beeg Pape Bes Diba. mais yàgg nañu gisee boo seetloo élection juste bi mu passé doon nañu gisee di génn ay communiqué gisee kat boo dee politique moom li ngay waxtaan rek mooy li soxal réew mi parce que ñun ñëpp ay politiciens lañ donc li soxal réew mi rek moo tax ñun gisee toog di waxtaan. pour dëgër nag suñu àndandoo ngir defarle askan wi bëgg rek loolu kay defe naa ne kuy def politique moom defe naa askan wi tax ngay politique loolu kay amul benn jafe-jafe. waaw mais gise bi xam nga du lu bees dañuy wax ne boo déglu communiqué bi ñu leen envoyé dañuy wax ne gise woon nañ gisewaat léegi nag dañu koy formaliser mooy def ko rek en acte loolu la mais du mbir mi du lu bees def je pense que yàgg nañu gise quand même di gën ay communiqué xam naa nag fa nga jëm mooy lan ngeen wax mais li ñu wax nag mënuñu tëb rek wax ko mu nekk nii tant que togguñ ko ba mu ñor. waaw lu tax woowu leen ci ñeneen ñi ku mel ni Ousmane Sonko Khalifa Sall. non ñun génnewuñ ci kenn dañu élargir cadre bi dañ ko élargir boo nee diw ak diw nekkuñu woon candidat léegi dañu dépassé affaire candidature xam nga candidature aussi du statut mënoo ne da ngay nekk candidat rek déedéet léegi dañuy seet rek ñi nga xam ne ay kàngam lañu ci opposition bi dañu bokk xalaat ñu continuer suñu waxtaan dañ ko élargir. waaw ñun xëy dañuy sawar sax pour mu bokk ci Khalifa mais xam nga sànq bi ma waxee laaj yi ci tubaab damal ne da nga ne contact nañu ko man la yow ndax Khalifa mu ngi Sénégal. ci jamono jooju waa LD Debout ñoom song bu baax a baax kii di Macky Sall ak gouvernement moom ñoom la ñu gis nee nañu cour de répression de l'enrichissement illicite moom mooy kuréel bi xool naan alal yi law naam lawul nee nañu loola ab espace la boo xam ne rek dañ ciy jàpp ay otage ci am way politique yi ngir bëgg ëllëg yóbbu leen ci parti bi di APR ñoom waa Ligue démocratique Debout di woo askan wi ñu bañ lu ni mel te nee nañu lànk nañ kaare tamit lépp lu jëm ci wàllu arminat bi jëm ci wàllu élection yi toxal gan koy toxal ànduñu ci secrétaire général adjoint bu LD Debout membre lañ ciy déglu di Pape Sarr ci téléphone beeg Jo Maroon.
CREI moom bi ñu installé gouvernement deuxième alternance bi ñoom seen bopp ñoo réactiver loi bi procureur génn def conférence de presse publier liste boo xam ne nii ñaar fukk ak juróom ci ay kilifa ancien régime bi nga xam ne ñooñu dañoo njortoon ne yoon da leen a war a topp parce que dañoo yor alal boo xam ne nii alal bu lewul la mais li ñu seetlu mooy ñun waa CRD mooy CREI boobu benn nit la atte ci 25 yi benn nit bu mu atte ci 25 yi xaalis bu bëri la jar def nañ ay enquête fii Sénégal ak bitim réew def ay commission rogatoire jël ay avocat yónnee ay mission partout dans le monde muy xaalis bu bëri boo xam ne ni xëjoon na feneen ñu ñëw ba bés ni ki tey ñu naan oui Karim Wade dañ koy réhabilité Karim Wade dañ ko war a indemniser ñu nekk seen biir di ping pong débat boobu ñu jàpp ne finalement boo taxawee seetlu CREI leen rek la fi indi njëriñ mooy pouvoir bi la di njëriñ mooy ñi nga xam ne dañoo njortoon ne dañoo luubal alalu askan wi ñi ci ëpp boo leen xoolee ñu ngi ci keppaaru nguur gi non artuwuñ ko dañu taxaw rek seetlu parce que boo xoolee président moom nee na def na ñaari mandat ca lay yem moom jeexal da pare na ci mais boo ko tikkalee président bu Niger par exemple Youssouphi moom nee na ñaari mandat lay def jeexal na yem ci mais Niger amul coow li tax Sénégal am coow mooy kaddu kilifa bi baatu kilifa bi moo am problème pour Sénégal yi parce que boo waxee naa def mandat 5 ans nga mujj def 7 ans boo waxee ne sama frère du ma ko mos a nommé ak décret ñu mujj ñu béy ko loolu mooy li wax waxeet boo waxee waxeet dellu waxeet su boobaa sa kaddu dafa am leneen lu muy nuru. ñu wax ci lu soxal kuréel gi bootaay mouvement citoyen yu Sénégal ak yu Guinée tey jii ñu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi doxub ñaxtu la ñu fas yéene amal ñaari fan ci weeru novembre waaye préfet bu Ndakaaru daf ko gàntal ñu ni muy taw wala muy naaj daañu ko amal ndax la ñu bëgg moom moo di artu kii di Alpha Condé ca Guinée la mu bëgg jalgati mbir ma ngir am ñetteelu ko mandat te loolu ñuy ñaawlu tamit tekkaaral wala pataaral gi nga xam ni Macky Sall njiitu réewum Sénégal def na ko ci ñu xamle ko ci ab conférence de presse ci teewaayu Omar Mbow. Front national ngir aar constitution bu Guinée Y'en a marre forum social bu Sénégal Frapp France dégage ak yeneen mouvement citoyen yu Sénégal ak yu Guinée noppi nañ ngir wàcc ci mbedd Ndakaaru yi ngir ñaawlu pexe Alpha Condé ngir am ñetteelu mandat moo ne de préfet bu Ndakaaru nangul bile doxum ñaxtu Fadel Baro bu mouvement Y'en a marre. fukki nit ak ñeent Alpha boobu na leen Guinée pour toog ci nguur gi seeni mbokk seeni rak seeni xarit la ñuy rey ñoom ñu ne dañu bëgg a dem place de l'Obélisque wane loolu naqarlu ko jooy préfet Dakar du leen ko def ndax fii du seen dëkk moo tax nag ñun sénégalais danañ leen wan ne dëkk bi am nañ fi cër ñoom du waa Guinée ñoo bëgg a manifester déedéet di woo sénégalais yépp ñun ñëpp ñu booloo samedi 2 novembre à partir de 16h ñu dem place de l'Obélisque dox ba buntu RTS ci jàmm ak dal. ginnaaw tere marche yu tegloo Guinéens yi fii ci Sénégal bi préfet bu Ndakaaru bi def Guy Marius Sagna di mettitlu bi lay dogal. préfet bu Ndakaaru mi nga xam ne li mu tontu suñu ay mbokk Guinée ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. Fadel Baro bu Y'en a marre ak ñi mu àndal jàppee seeni bopp ay doomu Afrique. chinois boo fa demee munoo Moussa Kawane bañ jàppee le sénégalais camerounais wala burkinabé africain rek lañ lay wax waaye ñun africain kañ la ñuy xam loolu ne ñun africain lañu. fukki mouvement citoyen yu Guinée ak yu Sénégal di mettitlu lu ñuy woowee ànd bu ne pat bu Macky Sall ci mbir mi. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. mu nekkoon mouvement citoyen yu Sénégal ak yu Guinée ca ndaje moomu kenn ci ndaw yi mouvement bi di Y'en a marre di caat yëkkati na ci kàddu jëmle ci ñetteelu ko mandat bi ñuy lamlaame ci réewum Sénégal mu ni su njiitu réew mi Macky Sall bëggee ñu dakkal loolu dafa war a tekki ndombo tànkam ci bopp parti bi di APR moom rappeur bi ni njiitu réew mi mënut a wax loo xam ne nii war naa tax mu gëm ko te nee na su fekkee dafay dëggal boppam ni dina am ñetteelu ko mandat la xewoon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ko ci atum 2011 bés bu ko raw daanu ko dund ci réewum Sénégal dañ koy dégloog Omar Mbow. Macky Sall veut briguer un troisième mandat. Il fait de la sonde. Il essaie de tâter le pouls pour voir si les peuples vont le laisser faire. Mais non, Macky Sall, ce qu'on n'a pas permis à Abdoulaye Wade, nous ne le permettrons pas à Macky Sall. 23 juin, mais pas 23 juin, ce sera une autre date. Il y a des jeunes. ñu jéggulu ci élément boobu ci kàllaam ak nasaraan la woon caat ci wolof lañ ko soxla woon xam naa ñàkkul daañu si ñëwaat ci suñu yeneen xibaar.
ñu dem ba hôpital bu Grand Yoff tey jii ñu doon suppi tur wa duppee ko hôpital général professeur Idrissa Pouye ci teewaayu jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ko wér-gi-yaram ci loola tamit ñu fa doon ne inauguré ab centre ñu duppee ko centre bu unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle Abdoulaye Diop moom moo fa teewoon. hôpital général bu Grand Yoff léegi turu professeur Idrissa Pouye la yor cérémonie bi ñu ko loon dippee nekkoon ab porox ndool ngir jëruñ bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram mu daal di woo ñu coppi joxalin yi Abdoulaye Diouf Sarr. Je formule le vœu que cet hôpital. maa ngi ñaan bile hôpital nga xamante ni mi ngi yor turu professeur Idrissa Pouye nekkoon ko xarañ fii ci Sénégal nekk ab porox ndool ngir rek ñu mën a soppi jikko yi ndax bis bu ñuy noté hôpital public yi bile hôpital mën a nekk yi féete ca kanam. Du rating des établissements soit classé parmi les premiers de ce pays. ministre bi woo ne itamit direction hôpital bi mu gën a liggéey ci jote gi ci wàllum wér-gu-yaram askan bi. La direction de l'hôpital général. maa ngi woo direction hôpital Idrissa Pouye ñu gën a liggéey ci accessibilité financière askan bi rawatina ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw loolee lu am solo la ci politique bi nga xamante ni nguur gi teg na ko fi ngir fexe ba askan bi am faju bu baax. Son excellence le président Macky Sall qui prône pour l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière des soins de santé. ca beneen wàll ba conseil d'administration bi tamit bëgg ñu càmm bu baax unité d'angiographie bi ñu fa dalal. Il va falloir relever celui de la maintenance. foog ñu relever défi wu maintenance bi ak tamit fexe ba muy mën a jot lépp lu mu soxla ñu ngi rafetlu initiative bi nga xamante ni direction bi jël na ko daal di assurer benn programme maintenance juróomi at jëm ci bile unité. Maintenance sur 5 ans. cérémonie bi nekkoon na porox ndool ngir ñu delloo njukkal bu baax professeur Idrissa Pouye ab bésub fàttaliku dinañu ko jagleel at bu jot ci boobule hôpital. Abdoulaye Diop ëllëg la ñuy màggal juróom benn at gannaaw ba marché Sandaga lakkee loolu nag tax commerçant ya fa nekkoon boote ci ko ak kuréel duppee seen bopp ànd taxawu Sandaga ak ña nga xam ni moom moo di kuréel ga boot ña ca lorale woon di sàkku ci njiitu réew mi wàllug marché bu yees ba ñu war a taxawal foofa ñu daal di ci baral tànk yi comme na mu ko diggee woon ak ñoom dañ ci déglu Jibi Jaxate moom moo yore seen kàddu jokkoon nañu ak moom. lakk googu dafa yàqaloon doomu aadama yu bëree bëri yoo xam ne liggéeyoon nañu pendant 40 ans à 50 ans ba defar seen àddina yëpp ba yaakaar ne vraiment pare nañu ci mission bi leen yàlla dénkoon far dogal ñëw marché ba lakk pendant 3 jours au moins te état bi moo ko tëjoon avant muy lakk tey yàq na fa ay milliards ci marchandises yoo xam ne yëpp la fa lakk ba jeex tey nag collectif bi nga xam ne moom mooy regroupé sinistré ya loru woon ca lakk ga ak collectif bi nga xam ne moom moo taxaw pour ànd di taxaw commerçant yi nekk marché Sandaga dañuy fàttali monsieur le président de la république dige bi nga xam ne dige woon na ko pour defaraat marché bi ci alalu boppam depuis audience bi mu ñu accordé la woon depuis le 30 mai 2018 bi mu ko waxee aussi yaakaaroon nañ ne vraiment liñ doon daw ak liñ doon xëccu yëpp yàlla dimbali nañu ba xaj na buntu dina feeñ boobu ba léegi nag am na feuille de route bu mu tegoon feuille de route bi aussi waxtaan nañ ci juboo nañ ci parce que acteurs yi nga xam ne ñoo ko séq yëpp ci état bi ku ci ne joxe woon nga ci sa point de vue te commerçant yi boole woon nañ leen ci ba ñu trouvé une solution ba ne léegi dinañ ko mën a dérouler comme il se faut boobu ba léegi nag ñun ñi ngi taxaw di xaar parce que loolu 2018 la woon fi ñu toll moom ñun dañuy yaakaar rek di am confiance di ñaan que projet Sandaga bi aussi aujourd'hui ñun ñëpp bëgg nañu ñu dugal ko ci li xew ci jamono mooy mode fast track parce que dañ ko reversé woon ci programme prioritaire mais boobu ba léegi gisuñu ko kon nag tey dañuy ñaan ñu def ko fast track. ñu def liggéeyub marché Sandaga googu fast track Abdou Diouf ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ndate Diop. RFM Sport. Génération foot éliminé nañu ko ci Ligue des champions. loolee dafay firndeel rek ne Sénégal moom daanaka li jëm ci wàllu Ligue des champions bokk ca poule lu leen jafe la ci atum 2004 ba léegi ñu ngi daw si ginnaaw mënuñu fexe ba am ko Jeanne d'Arc moo ko mujjee def loolee nag dafay indiwaat rek ci kaw taabal ji waxtaan boo nga xam ne wala bokk
coow li nga xam ne yëkkati nañ ko jëm ci naka la ñuy def ba suñu club yi mën a am loo xam ne dina leen may ñu jëm ci kanam ci wàllu Ligue des champions rawatina li ko waral nag moo di ñàkkum organisation bokk na ci boobu la ñàkkum organisation moo di joueurs yi ñu am yu gën a xarañ ren déwén ñu jóge ci club bi dem feneen loolee benn la ci sabab yi tax ba Sénégal mënuñoo dem kanam ci wàllu Ligue des champions ki ko xamle di entraîneur bi di Sidath Sarr di entraîner US Gorée. suñu problème organisation la parce que soo xoolee tey équipe yi nekk ci équipe yi qualifié pour dugg ci CAF yi c'est des équipes yoo xam ni ils sont soit c'est le Maghreb soit ay c'est des équipes dépendantes du Congo ou bien ay équipe bu Guinée la te ñoom ils déploient énormément de moyens pour def des recrutements contrairement nag ak ñun Sénégal moi je pense que ñun Sénégal comme depuis 2004 équipe bu fi jël championnat ce 4 meilleurs joueurs ci année bi dafay dem contrairement ak dëkk yële nga xam ni ñoom dañuy def un recrutement massif pour ci ay joueurs feneen indi li récent rek mooy tey équipe bu Zamalek bi éliminé Génération Foot équipe boo xam ne soo compté ci effectif équipe bi am na 7 joueurs yoo xam ne def nañ Coupe d'Afrique bi passé 7 joueurs yoo xam ne ba pare duñu ay nationalité égyptienne am na ci ñaari su ma juumalee ñaari benn algérien ñetti tunisien ak ñaari égyptien xaw ma ñett donc ça veut dire que ni tey Coupe d'Afrique boobu mooy compétition bi ëpp solo ci Afrique ñoom ñu koy jouer en senior ça veut dire que ni c'est ñun problème organisation la ñu am waaw un problème d'organisation loolu mooy je pense que loolu handicap la pour que suñu équipe yi mën a franchir étape bu match de groupe bi. mu ngi noonu étape bu jafe la waaye Génération Foot du fi yem ndax moom dafa gagné woon ci aller ba li nga xam ne moo di 2-1 kon fii ci Thiès bi mu jëloon nag boobu moo ko jural jëye yi yëpp waaye nag du fi yem comme ni ma ko waxee dañuy dem daal di bokk ci tour cadrage bu coupe confédération bi nga xam ne dinañ ci dajeek benn club bu Bénin ñu naan ko école supérieure d'administration de management et de journalisme ab équipe université la Alaaji Ndate Diop. dañuy dem ca biti réew. ak li nga xam ne jëm na ci wàllu ñetteelu tour bi ci wàllu ñetteelu bëccëg bi ci Ligue Europa jàpp leen ne Saint-Étienne moom dafa nul ca dëkkam digganteem ak Alexandria ku nekk benn nga dugal sa kangi morom la Gantoise ci groupe I boobu ba léegi dafa dalal itam waa Wolfsburg ñu xaajoo poñ yi ku nekk ñaar nga dugal sa bi ci sa kangi morom ci groupe E bi Rennes bu Ismaïla Sarr ak Rennes bu Mbaye Niang ak Mendy dafa ñàkk tey foofee ca dëkkam 0-1 waa Cluj ñoom ñoo leen daan ñu jàpp ne rek doomu sénégalais yi daanaka neexle wuñ ci boobu la jongante ndax kii di gardien bi ni Mendy Edouard Mendy dañu ko rouge kii di Mbaye Niang raté benn penalty ñu mujj leen dóor kon 0-1 Celtic Glasgow dafa daan ci boobu la groupe E ñii di waa Lazio Rome ñaari bal ci benn ca groupe F ba Francfort dafa am ñaar Standard Liège am benn Arsenal moom tey daanaka seen wërsëg dafa ubbeeku ndax dañ leen mëne woon 1-0 ñu ñëw fayu ba tegaat ci daanaka gars yi dabaat leen 2-1 ñu dem ba daanaka ci njeexitalu waxtu wi ci la ñu mujj gagné 3-2 kii nga xam ne nag moom moo di Nicolas Pepe moom moo leen génnee ci jongante boobu seen digganteeg Victoria Guimarães ci groupe G bi FC Porto benn la am Glasgow Rangers am benn Young Boys bu Berne dafa dalal waa Feyenoord daan leen ñaari bal ci dara ci groupe J bi moom AS Roma moom moo daan ñii di waa Mönchengladbach wala boog dañoo pàccoo poñ yi ku nekk benn bi nga dugal sa kangi morom ci groupe L bi Partizan Belgrade dafa dalal Manchester United waaye kii nga xam ne moom moo di Antonio Martial dugal leen benn ba tax ñoom ñu ñàkk boobule jongante ñoom waa Partizan Belgrade ñii di waa Alkmaar moom daanaka daj dëpp bi ci bëccëg gi ñoom ñoo ko def Alkmaar lañ jàpp seen dëkk ñoom waa Alkmaar kon ñoo jàpp Astana seen dëkk daan leen juróom benn bal ci dara. football ca biti réew ca la ñuy des rek ak ay jongante yu war a am ëllëg. ci wàllu championnat yi la bii nag mooy bëccëg bii nga xam ne jëm na ci fukk ak benneel bi ñu koy door ëllëg ca France Nantes di dalal Monaco 18h45 ca Angleterre ndorteelu fukkeelu bëccëg bi Southampton Leicester lay doon ci 19h jotee ca Espagne itam ca heure booba 19h 10e journée bi dafay door ak Villarreal Alavés
Alaaji Ndate Diop. ñu wax wàllug triathlon ak ñetteelug bëccëg gi nga xam ni Mbour lañ koy amale ci njeexitalu ay bés yi. ñetteelu bëccëg boobu triathlon boo ko xamul moo di pays moo xam ne dafay ànd ak génn ñàkk tooy xepp daal di jël yoon wi daw ba mu yàgg nga jël vélo waaye bi la yoon nee nañu vélo du ci bokk li ko waral di ngeen ko xam ci biir xibaar yi waaye jàpp leen ne athlètes yi moom natation rek la ñuy def ak course à pied loolee nag mu jëm ci bëccëg ñetteelu bëccëg bi kon triathlon ñoom nag Jeux africains ya amoon ca Maroc moo xaw a yéexal seeni mbir waaye mois d'août lañ ko bëggoon def kon dimanche ji lay doon ñu déglu ci Koumba Dia moom mooy trésorière bu fédération sénégalaise bu triathlon yor itam jokkoo ji. Après Dakar ak Louga fédération sénégalaise de triathlon dañuy organiser seen 3e journée dimanche prochain incha allah à Mbour si plage u Tamalodge bi cette fois-ci nag aquathlon la ñuy def mooy athlètes yi dañuy def natation après ñu def course à pied du am course à vélo léegi depuis mois d'août bi lañ ko waroon organiser août septembre mais athlètes yi dañu comme ni ngeen ko xamee woon Jeux africains yi dafa amoon au Maroc te athlètes sénégalais yi dafa amoon ñu si participer woon looloo taxoon mujjuñu koo def une 50aine d'athlètes dinañ leen xaar Mbour léegi juste buñ paree rek pour enchaîner beneen dimanche bi siy topp mooy le 3 novembre dañuy def compétition triathlon cette fois-ci triathlon la natation course à vélo course à pied à Wakam foofu lañ koy defee suñ paree foofu terminer le 23 ak le 24 novembre saison bi au Cap Skirring Casamance pour clôturer saison nationale bi muy 5e journée bi léegi juste après novembre bi fédération bi nag dañuy waajal Coupe d'Afrique triathlon bi qui est prévu le 15 décembre inchallah à Dakar plus précisément à Wakam foofu lañ ko nar a organiser pour jeexal saison 2019 bu triathlon Sénégal. mu ngi noonu Adja Koumba Dia moom mooy ndar képp xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu ñëw ci beneen pàcc. Tour du web ci RFM. Jo Maroon lañ ci àndal. xibaar yi rusee ci internet waa igfm.sn ñoo fësal mbirum soxna si di Aïda Diallo fan la mujjee ki nga xamante ne mooy soxna si xalifa général des mourides da ko jégal xalif général des mourides nag Serigne Mountakha Mbacké moom dafa wax to igfm fësal ko mooy nit ki mën a def sax faute waaye nu mu mënta graawe rek bu jégloo war nañ ko mën a baal bu fekkee ne dafa ne du ko defaat loolu la xalif général des mourides daal di wax waa igfm fësal la xibaar bi Dakar Actu wax ci mbirum terrorisme inauguration centre bi ñuy wax SICO et nguurum Sénégal nag am na benn centre d'alerte boo xam ne dina tax ñu daal di rek bàyyi seen xel bu baax a baax ci mbirum terrorisme ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo ko ubbi nag inauguration centre boobu mu ngi nekk ci caserne générale Mame Bounama Fall ci Actu Sen jafe-jafe yi nga xamante ne école bi di jàngale ay taskatu xibaar da koy am mooy CESTI li ko waral mooy lu toll ci 62 ci ay attestation la ñu jox ay taskatu xibaar yu bàyyee ko ca Bénin loolu nag métti lool waa SAES ba tax ñu amal ay mouvement boobu nag moo tax ñi nga xamante ne ñu fa doon jàngee am seen diplôme foofu sax dem nañu rek ngir jouer médiation ngir jàmm amaat foofu ca école bi di CESTI xibaar bi mu ngi ca Actu Sen xibaar bi waa BBC Afrique ñoo ko fësal mooy ay gëstukat yu nekk ca université Richmond bu États-Unis ñoom nag nee nañu dañu doon jàngal rek lu toll ci fukki kaña ak juróom-ñaar ci naka la ñu dawalee ay oto yu ndaw oto yu plastique day fekk rek ñu jox leen loo xam ne dañ koy lekk balaata ñu koy dawal docteur Kelly Lambert responsable bi nga xamante ne moo yor étude bi yokk na ci ne kaña yooyu nag ñoom nag dañu nekk à l'aise bu fekkee ne rek dañ leen dugal ci oto yooyu loolu sax liñ ci jublu woon rek mooy gëstuwaat ci mbirum ay médicaments yoo xam ne dañ ko war a joxe ay nit ngir ñu faj leen. ci Twitter te Afrique Telegraph moo ko fësal mooy ca Cameroun lu toll ci 4 junni ci ay dawlaqu ñoom nag bàyyee ko ca Centre Afrique ñoom jamono ji ñoo nga delluwaat ci seen réew loolu nag retour volontaire la maanaam ci seen coobare la nekk gannaaw déggoo boo xam ne dafa am ci 24 ci weeru juin bu dox ci diggante gouvernement bu Cameroun Centre Afrique ak waa Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés débat bi am ci muuru ci réewum France njiitum réew ma Emmanuel Macron nee na yoonam nekku ci. Jo Maroon jaajëf quartier vert tollanti geek Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. bëtu Saalum Afrique jamono yii jafe-jafe bu rëy lañu am ak maral bi nga xamante ni moo fa nekk ay téeméeri ñaay sax ñàkk nañ seen bakkan ci réew yu mel ni Zimbabwe ak Botswana ñu ànd ak leexal Kumba Sanjaan Fay.
lenn ci ay ñay faatu gannaaw ab xiif ñeneen ñi daal di loru gannaaw ab feebar lu tollook téeméeri ñay ñoom ñu ngi daal di faatu ci weer yu mujj yi foofee ca parc national bu Chobe ñay yu ñu duppee pachyderme ñoom ñu ngi daal di loru gannaaw ab sécheresse maanaam baykoor bi nga xamante ne am na ci tundub Afrique australe ñi xam ne loolee bokku ci jëwriñ gi ñu dénk wàllub environnement bu Botswana kilifa yi réew Zimbabwe ma ca wet ga ñoom ñu ngi xam ne lu mu tuuti juróom fukk ak juróom ñay ñoom daal dinañu faatu gannaaw ab xiif ak mar ñooñee ñu ngi doon dund ci réserve bu Wange xiif bi ba mu leen sonalee troupeau yi jóge ci réserve yooyee jógati ay village ci noonee lu tollook ñaari téeméeri doomu aadama daal di faatu ci at yu mujj yi bu ñu sukkandikoo ci kilifay réew moomee di Zimbabwe Afrique australe moom kenn demut mu des ba tey baykoor gi di ko lox mu doon ab situation boo xamante ne li ko gën a méttil mooy réchauffement climatique bi askan wi waaye it jur gi di dund. Kuma Sañaan Fay ngir moytu maral boobule ci mim réew am na projet bi ñuy doxal jamono yi fële ca Casamance te li ko tax a jóg mooy fexe ba dekkil li ñu naan mangrove maanaam manki liñ ci bëgg nag mooy fexe ba ñu yor bopp moomeel yi daal di dugal seen loxo bu baax a baax ci mbir mi directeur agence nationale de la reforestation moo wax li ni mel Ali Aïdara. ñetti at ñi ngi nii Océanium mi ngi liggéey ci benn projet bi nga xam ni dafay jëmbat mangrove ci Sine Saloum ak ci Casamance lii nekk tey benn atelier de validation bi nga xam ne maire yi ñi ngi fi teew autorité des eaux et forêts autorité des collectivités locales autorité centrale ñëpp a ngi fi teew ak Océanium nag kuréel la bi nga xam ni dafa yàgg liggéey ci alam ji kuréel la bi nga xam ni dafa yàgg liggéey ci environnement ak ci mangrove bi donc ñetti at a ngi nii tey mu nekk atelier de validation pour que collectivités yi wax ci seen bopp ni ñoom ànd nañu pour jëmbat mangrove bi loolu il fallait ñu def ko parce que comme yàlla dafa def président Macky Sall dafa am lu ma dénk muy agence de reforestation ma ni il faut ma terminer loolu ba pare ma démissionner Océanium pour que ma mën a jël sama lengeyu yi nga xam ni moo may ma jëmbat àll bi yëpp. élus locaux yu région bu Ziguinchor nañ dugal seen loxo bu baax a baax ngir projet boobule mën a antu suñu sukkandikoo ci kenn ci ñoom Abdoulaye Diédhiou di maire bu Koubalan. man maa ngi gërëm Océanium ci initiative bi parce que maire yi environnement c'est une compétence transférée malheureusement communes yi amuñu moyen pour réaliser projet yooyu donc aujourd'hui que Océanium prenne l'initiative pour ñëw ak gunge ñu je pense que nous sommes preneurs et man personnellement validé naa ce projet là et dama yàkkamti sax pour ñu démarrer parce que c'est au bénéfice des populations projet bu baax la et non seulement la commune mais les populations en particulier ñoom d'accord nañu pour projet boobu te yàkkamti nañu pour projet boobu ñëw parce que c'est au bénéfice des populations. kaddu maire Koubalan ak yu Ali Aïdar ki leen taataan ca Ziguinchor mooy Lamine Ba mooy tëj buntu quartier vert bu. bonne santé dañ ci àndandoo ko Nafissatou Silla muy waxtaane wàllu ko poliomyélite. daleen ak jàmm. poliomyélite paralysie spinale infantile wala sax polio di jàngoro buy gaaw a wàlle rax ci dolli ci nit lay jóge doomu jàngoro bi koy indi nag di ab virus ñu ciy waxtaan ak docteur Alius Diouf di neurologue nekk itamit médecin chef bu centre Talibou Dabo. poliovirus benn doomu jàngoro te mi ngi jàpp surtout xale yi nga xam ne motuñu juróomi at. ñooñu lay gën a faral di jàpp. jàngoro gi nag bu dalee xale bi mën naa feeñ ci yaram bi sax wala léeg-léeg du feeñ benn yoon te su faatul gune gi dina ko indi la paralysie di ab laago buy jàpp tànk yi. virus boobu noonu bu duggee ci biiru nit ki biiru xale bi day multiplier ci mbàq yi daal di dem nag ci li ñuy woowee moelle épinière nga xam ne loolu moo yore cëru tànk yeeg loxo yi bu ko defee mun na bàyyi benn paralysie benn laago boo xam ne xale bi da koy dal te du mun dellu ginnaaw li ñu mun def mooy wut ay pexe. comme ça doxinam wala mobilité am en général lu mu munti laaj bu dee laaj dafa laaj ñu opérer ko wala nag yeneen mu mun a yomb ci xale bi bu xasee ba dugg la daanaka faj bi mënta nekk parce que virus la. poliomyélite jamono ji ñu toll nag amatul ci Sénégal waaye ba tey ñi ngi dox di fagandiku di ñaax askan wi ñuy vacciner seeni doom. mooy aar xale yi jumtukaay ñuy utiliser fu mu ne nii permettre nañu am vaccination boo xam te ne ay toqal la ñuy jox xale bi ci gémmiñam dañuy feral di def ay vaccination de masse bépp xale boo xamante ne amul juróomi at donte xale bu mënoon a am vaccin bi nga xam ne dafa ànd
ànd ak vaccin pentavalent bi nga xam ne dañ ci boolewaale polio oral bi te moo dimbalee suñu réew bi depuis 2004 daanaka toll nañ fi nga xam ne poliomyélite éradiqué nañ ko mooy amatul ci 2010 bi jot na am quelques cas mais ak vaccination bi dañ ko éradiqué rapidement. fi ñu toll nii nag naama polio gisatuñu ko waaye jamono ji li docteur yi bëgg mooy fexe ba ñi dund ak laago bu poliomyélite daal di mën a am réadaptation fonctionnelle maanaam fexe ba jàppale leen ci ay pexe ñu mën di dund comme nit yu amul laago fi la ñu yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje suba waaye fileeg boobu ma leen di ñaanal wér gu yaram. ganu xibaar yi. gan gi tey di Lamine Ba moom mooy directeur environnement des affaires ca APIX ci waxtaan wi muy séq ak Pape Bess Diba dina ca bokk rapport Doing Business 2020 nga xam ni Sénégal ma nga ca téeméer ak ñaar fukk ak ñetteelu place bi waaye mu gañ ay poñ lu toll ci fukk ak juróom ñett loolu yëpp ban jàngat lañ ci mën a def ñu déglu leen. mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di jaajëfal seen ànd ak ñun ñu nekk ak Lamine Ba mooy directeur de l'environnement des affaires ci APIX ñuy waxtaanee wàllu rapport Doing Business bi nga xam ne ren dafa classé Sénégal ci téeméer ak ñaar fukk ak ñett contre téeméer ak ñeent fukk ak benn ci atum 2019 monsieur Ba ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. lan moo jural Sénégal place bi mu am ren. Sénégal def na ay jéego yu mag ci rapport bi parce que suñu xoolee diggante daaw ak ren Sénégal yokk na place yu mu am du fukk ak juróom ñetti place la gagné suñ koy mënee wax loolu woon na ni que te Banque mondiale wane ci suba loolu bëriwul réew yu ko def ci àdduna bi donc moo taxoon tey ci suba surtout ñu lancé rapport bi bu ñu ko doon lancé ci Afrique ñu boole ci Sénégal ak Maroc pour wane ni que ñaari yoon la c'est pas parce que ren rek la Sénégal def ko ci juróom-ñett yu romb yi Sénégal def na jéego yu toll yooyu au moins ñetti yoon donc loolu fu mu suddee ko c'est que gouvernement bi Sénégal daa def ay liggéey yoo xam ne mooy lu ñuy wax mbirum payu impôt daf ko yombalal waa askanu Sénégal léegi ñu bëri ci askanu Sénégal yu am ay entreprise yu am ay liggéeykaay ñoo xam ne dañuy fay lu ñuy wax salaire dañuy fay taxe dañuy fay ay redevance war nañ ko mën nañ ko def léegi ci seenu liggéeyukaay sans ñu dem buntu impôt taxaw di xaar di fa jël ay temps pour def ko donc dañ koy def suñ lu ñu koy waxee mën nañ ko def par internet en ligne loolu mooy benn bi ñeneen leen ni aussi liggéey nañu pour mën a xam pare léegi soo nekkee entreprise bu ndaw Sénégal nga ubbi sa benn liggéeykaay bu ndaw nga mën a jëkkaloo ak banques yi ñu xam naka nga mel lan mooy sa capacité loo am loo amul loolu la ñuy wooyee système d'information donc loolu noonu wane nañ Sénégal def na ci ay jéego beneen bi mooy mbirum àtte soo la nekkee yéen ñaari homme d'affaires xam nga liggéey moom sooy liggéey ak nit parfois léeg-léeg da ngeen di jiwoo ci wax mun na am soo leen jiwoo ci wax soo leen demee ci kanam tribunal yi dafa war a gaaw parce que yéen da ngeen soxla ñu gaaw ñu nga xam ñaata ngay fay nga fay ko nga dem nga continuer sa liggéey te loolu du yàq dara seen relation yéen ñaar donc ci ñetti jéego yooyu la ñuy gis ni Sénégal def na ci yu bëri suñu jéego yu mag donc mais suñu xoolee Sénégal fu mu jógee woon ak léegi suñu xoolee ci ñetti at yi Sénégal def na ay jéego yu mat fanweeru place yu mu gagné donc ñu ngi commencé jege suñu wax ne ñoo gën a am suñu jàllee dëkk ñoo gën a mën a jox terukaay ay ku war a liggéey war a ko bëgg a créer ay liggéey donc loolu jéego bu rafet la te ñu ngi si war a continuer te président ou gouvernement yëpp ñu ngi si ñëw pour loolu ñu gën a luñ def ren def lu mat ñaar si at yu ñëw. ndax dañoo war a contenté wu ci 123e place bi wala dañu war a xool lan moo tax ñu nekk ci ginnaaw Togo. non xam nga Togo ak Sénégal sorante wuñu même chose la soo xoolee ñu nekk 123 ñu nekk téeméer ak ñaar fukk. moo ñu jiitu ba léegi rek quoi. mais si xam nga dañuy wax catégorie. xam nga mën nga gis su ma jëlee si nit si box walla. ñu am entre 90 ak par exemple 105 kilos ñoo xaw a ñeme. soo xoolee ñooñu ñoo mun nañu wax mun nañu toll walla mu jël si mbër. si bëree donc mais kenn ki mun na ëpp ku ci keneen ki ren. année buy ñëw keneen ki mun donc noonu la mais ñun moo tax ñun wax nañ Togo waa Togo ñu ngi leen di féliciter.
te ñu ngi kontaan ne ñu ngi ñoo ku Togo won na Sénégal ku mun nañ pays yu ndaw yëpp mun nañ def jéego comme pays yu mag yi nuñ koy defee donc ñun si loolu la ñuy continuer parce que ambition Sénégal mooy si ñeenti at yu ñëw ñu jege suñuy wax les 50 premiers mooy juróom fukk yu jiitu si àdduna loolu mooy suñu ambition soo xoolee PSE bu ñu ko doon bind 2014 loolu la ñu wax mais dañu ne nànk-nànk lañ si demee ba egg suñu xoolee fu ñu jógee ak fu ñu toll ren def nañu ay kii foog nañ ne ñun d'ici 2 ans soo leen xoolee loolu rendez-vous bu ñuy joxe la soo la ñëwee sur 2 ans dinañ jege 80 70 yi parce que xam nañ lu ñuy def jàng nañ ko mën nañ ko te xam nañ dañoo commencé di def fondement yu dëgër yoo xam ne léegi pour ñu dem bi day gën a gaaw. am na ay suggestion ay digal li leen yuñ leen def lu mel ni wàllu yombal xool procédure yi nga xam ne ni moom la ñuy defi wàllu fiscalité bi pour import export yi loolu yan jéego ngeen ci def. xam loolu liggéey bi commencé nañ ko nuñ ko commencé mooy d'abord am na benn politique boo xam ne bu yaatu ne port de Dakar rek doyul pour ñu mën a liggéey donc war nañ mën a def port yu bees aussi redynamiser port yu nekk ci région loolu benn la beneen bi mooy lu ñuy wax léegi utiliser yu jumtuwaay yu bees yi suñuy def suñu démarche port boobu lu ñuy wax dématérialisation processus boobu aussi commencé nañ ko ren buñ doon natt parce que résultat bu gën ren pour que ñu comprendre dañuy jël lu depuis daaw lu ñuy wax mois juin ba ren mois de mars lu ñor ci biir loolu la ñuy considérer donc lu ñan ni loolu année prochaine lañ koy donc foog nañu commerce transfrontalier dina bokk ci loo xam ne année prochaine dina mekk Sénégal mu dem ci kanam leneen li aussi commencé nañu ak ministère de la justice tribunal de commerce léegi am na Sénégal ci benn at bu mu liggéey gis nañ ne que fan yi yu muy jugé fo wàññeeku nañu ñetti weer soo comparé avant tribunal de commerce ñu ñoo da ngi ci fan yi wàññi nañ ko ñetti weer donc 90 jours à peu près donc loolu jéego bu mag la suñu xoolee léegi jege nañ sax si nu ñuy attee si ñu gën a mën a atte si àdduna bi jege nañ si mais war nañu commencer aussi si tribunal de commerce bi commencer utiliser jumtukaay yu bees yi di def ay yenn avocat bi peut-être à partir de bureau mu mën a saisir juge bi si plateforme électronique bu fekk ni que loolu yëpp dina ñor balaa benn natt buy ñëw bu année prochaine moo tax ñun comme ni ñu wax foog nañ ne que si ñaari at yi suñu defee ñaari at yi soo lay xoolee Sénégal dina bokk suñu gën a nekk encore si kanam. ay semaine ci ginnaaw am na ay commerçant yoo xam ne dañuy yëngu sax surtout ci wàllu import export bari na woon amoon nañ ay mouvement yu ñu fi defoon di wax wàllu taxe yi yeeg wàllu douane ak yooyu ndax ñoom dañoo yëgut effort yi nga xam ne moom ngeen ni def wala lan ngeen ci fas yéene def ba nga xam ne nii daal acteurs yooyu aussi dinañ yëg seen bopp bu baax a baax ci réforme yi ngeen di def. xam nga parfois soo commencé soppi dara am na ñuy nekk ci biir parfois gis ci su ndaw yi mun na wute wala parfois ñenn mun nañ ragal tuuti ñu loolu lañ ko la mais ñoom xam nañ ne lu ñu def du mbirum yokku taxe mais mbirum ne naka la ñuy defee système bi ba ñu mun a gën a mën a yombal liggéey ñëpp ñu nekk ci biir système bi soo xoolee ñoom bu ñu waxtaanee ak douane dëggoo nañu après ci ay wax mais ñun loolu yëpp fu ñu ko inscrit mooy chantier modernisation bu Sénégal surtout chantier modernisation système portuaire Sénégal mu fekk ne léegi ku war a tugal conteneur mu gaaw mais ñun ambition bu ñu jox Sénégal mooy Sénégal di génnee ay di béy di liggéey biiru Sénégal li génnee produit mi di ko yóbbu ci biti mooy bu ñuy wax chantier export parce que économie boo xam ne ci importation rek la taxaw loolu du économie boo xam ne su am na day am fan yu gudd wala économie bu taxaw donc moo tax aujourd'hui ñun suñu ambition mooy am système portuaire boo xam ne ku yoree anacarde bi Casamance wala ku yoree xorom bi Saloum wala ku yoree patate bi Waalo mu mun a jaay fu nekk ci àdduna bi donc loolu mooy processus bu ñu nekk di déclencher.
waaw beneen mbir bi yaa ngi koy wax sànq mu di wàllu PME yi ak crédit yi ñu war a am ak financement yi mais ban léegi dañu nemmeeku dañu am ay jafe-jafe surtout les petites et moyennes entreprises ngir mën a egsi ci loolu léegi yan yoon la ñu war a jaar ngir mën leen ko yombal su ko defee ñu mën a def seen liggéey comme nu mu waree. xam nga financement si soo koy xool si ñaari far la mën nga ñëw gis nit mu jox la léegi xaalis nga dem mais loolu benn aspect en général ñoom loolu soo koy def day commencer rek mais du su bëggatee moom financement su nekkee système bancaire bi xamu ko du ko jox financement loolu maintenant ñun lu ñu nekk di tabax mooy ne système bancaire bi ñu yore xaalis war a joxe te ñoom nee nañ am nañ xaalis bu ñu war a joxe mais parfois ñoom problème bu ñu am mooy naka la ñuy amee kóolte wala xam koo xam ne dafa bëgg a xaalis bi donc ñun dañu nekk di tabax benn système bu tax ni que système bancaire bi day xam ku bëgg a xaalis pour ñu financer projet bi donc du birum joxe xaalis mais mbirum tabax kóolute entre ñuy bëgg ñu financer leen ak kuy financer te léegi egg nañu ci 8% ren ci PME yoo xam ñu ngi ci biir système bi te ñu am xam-xam yi nee nañu pour ñu mën a wàññi jafe-jafe PME yi ci côté financement il faut que dëkk bi egg 20%. donc ñun suñu objectif mooy année prochaine eggali Sénégal au minimum entre 20 et 25%. donc ce qui mooy tax ni que léegi dina am benn système boo xam ne système bi dañuy wóolonte seen biir parce que financement d'abord financement liggéey lu nekk mi ngi tabaxee ñu am lu ñu d'accord ñu am loo xam ne d'accord nañ ci nii lay memee nii lay demee et ku nekk respecté kàddoom donc système boobu lañ nekk di tabax te système boobu nu mu Banque mondiale nu mu ko xoolee ren nee na ñu ngi ci yoon boo xam ne yoon bu baax la. beneen mbir bi mooy wàllu investissement privé bi yéen a ngi rafetlu nu mu yéegee waaye teewut ba léegi privé national bi moom jàpp naa ne daal joxuñ ko place bi mu war a am. xam nga loolu parfois suñu privé bi droit am la su toogee ak état am mu laaj ko mu dooleel ko parce que loolu mooy warugalu gouvernement mooy doolal privé national mais lu ñu nekk di gis ci ñaari at yi privé national am ci boppam moo nekk di dem lëkkaloo ak privé international pour ñëw tabax ay entreprises yu am doole yuy jox liggéey doomu Sénégal te ñun loolu mooy bëgg-bëgg gouvernement te gouvernement ci loolu lay wéy parce que rôle gouvernement bi mooy tabax jàppale ñu bëgg liggéey jàppale ñu bëgg investir ñu mun def seen investissement yu baax mais priorité ku nekk comme ni ñu koy waxee c'est-à-dire priorité privé national mais dans des conditions yu saines conditions yoo xam ne ni que day yàgg du tey jox la chantier mu fekk dans 2 ou 3 ans doo am chantier mais dañuy créer lu tubaab lu ñuy wax carnet de commande bi mu remplir souvent. li ñuy jeexalee peut-être mooy wàllu capital humain mais laaj bi mooy d'abord est-ce que am na tey jii situation bu permettre jeunesse bi ñu mën a entreprendre. xam naa entreprendre souvent nit yi dañ koy wax mais entreprendre ak am lu ñuy wax capacité dañu ànd c'est-à-dire que man mais pas manu xaalis mais sa ambition tubaab lu muy ambition dafa war a ànd ak tuuti ingéniosité te léegi suñu xoolee système bu Sénégal nekk di mettre en place mooy lu ñuy waxee système IGEP ci formation professionnelle yi mooy ñu bëri ñu nekk ay Sénégal mën a jaar ci système yooyu pour am ay qualification parce que gis nañ par exemple soo xoolee benn école bu mel ni Polytechnique bu Thiès en général soo xoolee amuñu taux de chômage parce que ay école spécialisée lañu donc ambition bi mooy defar système boo xam ne di produire koo xam ne war na mun a su eggee fu muy génnee école war na mun a tàmbalil boppam liggéey boppam mu dund ci métier parce que loolu moo gën a important maintenant am na aussi système universitaire baax na ci dëkk parce que mbirum xam-xam mooy yóbbu dëkk ci kanam dina am ñoo xam ne seen xam-xam war nañu gouvernement aussi defar leen système universitaire ñu sélectionner ñu continuer seen i études mun a def ay recherche mun a andi innovation ci pays bi parce que yëpp mooy dëkk lépp la mais dëkk dafa war a fonk lu ñuy wax xam-xam lu ñuy wax aussi suqali ñu am man-man parce que ñaar yooyu suñ ko boolee ak kóolute mooy joxe dëkk buy dem ci kanam. Lamine Ba maa ngi lay gërëm
RFM mi ngi lay gërëm. merci beaucoup ñu ngi maa ngi sant RFM. ma fàttali ne yow yaa nekkoon suñu invité ñu doon wax ci rapport Doing Business bi nga xam ne nii ren Sénégal mu ngi ci classé 123e Ndate Diop ñu lay jaajëfal di jaajëfal auditeurs yi àndoon ak ñun. 22h sur la radio Futur Média, c'est l'heure du journal.